salaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu di dellu siwaat comme niñ ko doon defee rek ak yéen ci beneen numéro ak beneen invité dama naan jërëjëfe Serigne Touba. ki may dalal duma ko présenté dama koy bàyyi mu yëkkati su ma ko yëkkatee ngeen dégg ko après ñu ñëwaat. bismillaay nongali jokkooy ki tax ba lépp jàkk mooy ki folli buur ki dak wan ñu ab murit ba nu jàkk bismillaay nongali jokkooy ki tax ba lépp jàkk mooy ki folli buur ki dak wan ñu ab murit ba nu jàkk Seex Rafaala jara takk der sol dal weñ di ko wër di dox ba dal ya xar yaay sunu mbër waaju bëgg ndam na la far nga lambi diine yi far waaju bon ba ñëw nga defar musuloo jóg ci sikar fuñ la fekke ngay takki der yaay ki jéggi yoon ya ca kaw xuus nga pays ya jàll basar lañu ko may ba julli wàcc kook waa këram ba du ca dal waaju ko weddi laa yërëm léppam la yàlla wax ci alquraanub karim loo ci xamul maanul ci ay mbiram ni xiim Bamba ko ne xamal Ibra Faal li yàlla dogal yaay ki daan ci lammi ndigal wàccee naa la faal dalalal lampi baabul muridina ma farma yaasin daawul mi ci mbul jekki njañte ne xire yaa tax ñu jaayante luñ dootul xàccee Cheikh Ibra Faal noo ngi sa ginnaaw jublu la wan ñeneen gannaaw yóbbu nu gaaw yow la nu am yow la ñu xam yow la ñu gëm yaa ñu gënal keneen ku dul yow fii ak fa nu jëm bu dul woon maam Cheikh Rafal ba ma réer ba ñibbi kenn du jëriñoo jërëjëf Serigne Touba jara am maam Cheikh Ibrahima Fall eskey sëñ Afiya Mbacke Falilu ñi ngi ziar soxna Asi di ñaanal Serigne Mountakha Mbacke yàlla na fi yàgg te wër Serigne Cheikh Jëmm Fall yàlla na fi yàgg te wër Serigne Abo xalifa sëñ Fall yàlla na fi yàgg te wër sëñ Afiya Mbacke Falilu yàlla yokki leeram tas ñu ci barkeem te yàggal fi Serigne Baara Afiya mi xalifaam saa su nekk ni ma koy defee nag nuyu suma baay sëñ Abdou Samad Mbacke Modou Fati Xari ak suñu jëwriñ see naa leen géey waaw naan la bismillah dalal ak jàmm waaw. gis ngeen ni mu dugg see kookoy Njoogu Afia doomu Medina taalibe sëñ Afia bi murit Sadix bi Baye Fall bi tey moom la ñu dalal fii ci DK TV ngir waxtaan ak moom ci carrière am ci ci mouvement religieux bi nga xam ne mi ngi ci nekk di ci bay waaram ba ku tudd chanteur religieux ci askanu murit wala ci tarixa murit sa xel dina dem ci Njoogu Afia Njoogu naka ndogu li waaw ndogu bi moom macha allah tey moom fii ngeen ma fekk tey may ndogu mun naa ne sama kër la ndax sama xarit bu baax moo fi dëkk mais El Hadj Soxna ku may dégg yàgg na dégg turam ci man El Hadj Soxna Baye Fall ma koy nuyu di nuyu ay soxnaam soxna Ndey Aana ak soxna Fatou Yaay Fall waaw ndogu bi moom yéen laa koy laaj nu ngeen koy gisee. maa ngi tiim waaw macha allah soxna Fatou moom sama nawle boobu defar na ba mu baax waaw maa ngi gis nga tiim sa café Touba. waaw bagage yee bari comme gis nga foog ngay naan lu tàng xam ñoom dañu xër. waaw amin loolu de lañ bëgg a doon wóor nañ daal waaye moom en tout cas daal dinañ joxe ndogu te buñ xëyee daal xam naa ni moom dinañ dëkki dinañ añ dinañ reer. macha allah ñu xuus ci waxtaan bi Njoogu est-ce que mën nga ñëw ci say début. waaw début yi moom comme yàgg naa dégg ñu naan tout début est difficile. début yi moom métti woon na trop. parce que comme ni ma ko yàgg waxee rek man juddu ma fekk sama ay waajur jébbalu sama papa alkaati la woon alkaati bu sévère sax sama yaay nekk jàngalekat prof anglais nga xam ne et puis it boobu fekk ma ñoom ñu jébbalu ñu dëkk ci camp nga xam ne xamuñ dara waaye daal et puis daanu ma fa dégg ay mbiru sëñ Tuubaa ak yooyu mais ma bëgg ko xam ne metti woon na parce que parents yi dañuy gis ne kat
kii de jàngam mi ngi yàqu kii de mi ngi génn lu bari kii de parce que loolu rôle parent la waaw yaay nekk xale yaakaar na sax dafa bañ ci li nga nekk mais au contraire da lay jéem protéger yow boobu aussi yàlla dafa def bëgg te bëgg dafa yéeme tey bu fekkoon ne leneen lañ bëgg lu dul sëñ Touba yi dañ ciy topp alhamdulilah ba mu nekkee mbiru sëñ Touba nga xam ne kon yombutoon nga xam ne sikar nañ ba tàyyi duñ am fuñ fanaan ndax duñ ñu bàyyi ñu dugg ci kër gi wala boo demee Xelkom wala Touba da daan début bi daal yéeme woon na ci côté kër gi waaw yéex nañ nangu nag yéex nañ nangu parce que dem nañ ba sama premier clip génn parce que boobu nekkatuma ci kër gi ak yëpp. dañ laa génne woon. waaw ndax si kàr si. waaw mais comme que man dama bëgg samay waajur luñ ma mësaan may rek dama koy jox samay rakk neen may leen ko paa bi mais bu leen ko wax ne man la. ok vie boobu nag balaa ñuy dugg sax ci li leen nangaloo vie boobu nga am loo bëgg mu nekk une passion nga gëm ko après mu am gàllankoor sa diggante ak say waajur nga génn kër gi vie boobu noo ko doon dundee. waaw metti rek. fan la njóogu daan fanaan fan la daan lekkee nu mu daan dundee. waaw boobu après dama jëloon benn néeg HLM Fass benn néeg sama yaay jàppale woon ma ci. ma am benn néeg woo samay xarit neen kaa leen dëkk ak man parce que ma mënuma dëkk man seul noonu la ma yàlla bindee. mais metti woon na nag ku doon sa sago surtout nga xam ne bi nga juddoo ba tey loolu nga xam di yeewu di gis sa papa di gis sa yaay nga war di yeewoo kër goo xam ne léegi da nga fa loué xam nga di war a lijjanti sa bopp pour lekk wala yëpp moo tax parfois bu mbiri naree metti bu sama xel demee ci yooyu rek dama naan njóogu santal sëñ Touba du la seetaan dama xam sëñ Touba sax waaw damay xam ne rek kon lu ma jotagul la ak seegul mais bu dee sëñ Touba bi ñuy wax maanaam nga xam ne ñemewul bor dafa am fay su sama xel demee ci yooyu sama xel day dal ndax loolu chance la parce que yombul ndax boo xoolee dañuy faral di wax ne am na ay magu taalib yoo xam ne dañ leen daan dóor naan leen bàyyi leen Serigne Touba dañ la koy nettali wala tubaab bi di dal seen kaw wala seen ay famille kon loolu chance la nga barkeelu ci loolu ñu lay dóor ba ngay nàcc ngir nga bàyyi Serigne Touba te munoo ko bàyyi ñu lay dàq di la toroxal di la def lu metti lu ne waaw kon loolu chance la saa sama xel demee rek sama xel day dal mais foo natt mettit bi rek romb na fa. waaw vraiment metti woon na trop. ok léegi lan moo leen convaincre lan moo indiwaat seen xel ba nga duggaat ci kër gi. waaw léegi comme li ma la parce que am naa chance bu musuma tontu samay parents waaw sama pap daf ñu yaroon ci loolu même bu lay attaqué sa kanam dafa am noo koy def. maanaam boo wanee ne da nga mer sax tey nga dee. yow tu te débrouilles tu fais en sorte que sa kanam. du am benn ñagas-ñagas. waaw noonu la ñu yaree kon tontu moom xalaatuñ ko xam ne ma leen bëgg dama daan def luñ ma may rek ci sikar jàllaabe wala parfum wala dara ma jox sama rakk yi ne jox leen ko paa bi mais bu leen ko wax ci man la jógee xool leen nan ngeen koy kiwee ngeen may ko. ñu dem en complicité avec tes frères. waaw parce que man maay taawu paa bi te xale yi ñoom man lañ xam. ñu dem ba benn année 2009 je crois xaw ma daal 2008 2000 yaar yooyu daal ñu def sama premier clip bu daayira la woon sax parce que man sama premier single mi ngi génn 2013 clip bu daayira xam ne damay way ay sikarkat lañ woon ma def benn morceau ma sama morceau bu auzu billahi bismillahi inna waliyallah mu génn rek boobu sama benn waay juñ naan naar Jóob moo ko réalisé woon tombé sama benn xarit bu yàgg buñ naan Maawo Cissé léegi mi ngi TFM moo nekkoon 2S sama xarit bi daal di ko teg di ci insister Maawo moom maa ngi koy remercier
di ko teg ko ci guddi gi bu bari ci ëllëg si mu tegaat ko rek sama xàmme woon sama numéro papa nag. même donte toog naa ay at déggante wuñ dama ko jàmm may doxantu ba côté siège Ablaye Wade bi nekkoon watu place de la nation rek mu sone ma xam ne clip bi la gis xam ne dama perturbé ma ne la xam naa sama papa fetalam la yor di ma seet bon mu insister ma taxaw mu insister rek ma jël ma ne waaw allo papa ndeysaan mu ne waaw Ndiogou ça va waaw yow man dama gis benn kii boo doon way kon yaa ngi ci yooyu ba tey fi yooyu quoi ma koy déglu rek mais boobu dama tiit yaa ngi ci yooyu ba tey ma koy déglu mu ne waaw da nga ko mën sax léegi fi yooyu quoi man li ma dégg dafa neex fi yooyu quoi ma daal di ko ne mënaguma ko parce que foofu lu si manqué mu ne ma ah parce que moom dafa bëgg doom mu ne ma lan moo si manqué ma ne ko sa bénédiction laa ci amagul dama bëgg nga même permission ma ñëw mu ne ma ñëwal ma dem parcelle parce que boobu toxu nañ cité police dem parcelle ma ñëw toog mu laaj ma jéggulu ko daal xamal ne ko man dama bëgg sëñ Touba moo tax ma ci topp di daw waaw xaw moon sax dinaa dem ba nekk ci sikarkat mais man dama bëgg rek ñu bàyyi ma dund sëñ Touba loolu laa bëgg mais ma amaale ci tamit sa ñaan mu ne ma yàlla na ci defal sutura dama ko fàtte mukk ak mbooleem jullit waaw moo tax damay faral di wax ne sañu ma ñaanal sama bopp kese lu may ñaan damay ñaan ñëpp waaye it ba mu waxee loolu ba tey yàlla ngi may defal sutura bu yéeme waaw bi mu ñaanee rek ci la affaire bi nag explosé nag ñuy dem di dem mu ma ciy gunge di ma ci gunge fu ma xewle mu ñëw jàpp ci ma xewle ba ma war a def sama bi ma njëkkee invité nuit du prophète aussi nga xam ne TFM moo ko organisé woon mu amoon Sorano sama xarit boobu ma lay wax ba tey Maawa Cissé ñafe ci daj ci lu metti ba mu bokk parce que boobu xamaguñ ma mu ne leen dina bokk xam ne amul woon sax cachet paas lañ ma joxoon 75 000 xaw ma mu ne leen garaawul andi leen jour boobu sama papa ñëw assisté ma ci salle bi nga xam jour boobu maa mujj tëj parce que mbooloo bi fa nekk bari ngir ñëw Ndiogou Afia sama papa di ma gunge ak xol ba bi may def sama premier événement Sorano mi ngi waroon am 2015 waroon am le 6 février xam mooy sama premier événement mu ànd ceeg man jox ma benn kaye bu mag kaye boobu ci laay bind ba tey ne ma événement bi naa la ci gunge bu ma sax ñawal ne ma bu ma ñawal damay bokk ci ñiy organiser ma ne ko waaw mu ma ciy gunge di ma gunge guddi ak bëccëg ba mu des 2 mois juste diggante la nuit du 5 au 6 décembre mu accidenté vers 2h30 2h du matin décédé sur le coup kon te boobu mi ngi woon Saint-Louis te ki mu àndaloon nee na ñu ngi leen fa doon jéem a téye sax mais da leen ne non damay ñibbi kon jot naa li taxoon muy gën a bëgg ñëw Dakar parce que boobu jàpp na sama événement doom bi mayu ma temps wu dem feneen. waaw fekkeewu ko boobu mi ngi des 2 mois juste nga xam moo nekkoon sama premier événement xam ne ci laa doon rêvé nag moom mu toog xool gis. mais barke bi mooy teg na ci loxo te macha allah comme ni nga ko waxee rek boobu ba tey Ndiogou Afia sëñ Fallou rek. di leen gërëm yéen mbokk internet yi di gërëm tamit aussi Adja Raki moom mu nekk Gueule Tapée ci salon sopp sëñ Babacar Sy ci maquillage bi di gërëm bu ndaw di gërëm aussi Sophia Adja Raki Eléo 77 328 43 62 ku soxla rek nga dem woo ko di leen jox rendez-vous incha allah prochainement ci beneen invité ak beneen plateau. DK TV mooy Dakar TV people.